salaamaaleykum suñu mbokk internet yi yéen ñi safoo seen site Dakar Live tey nag Dakar Live dafa ñëw fi nga xam ne muy rajo kenn du ko natable si milieu communication mais aussi rawatina si milieu médiatique tey nag dañoo ñëw defal leen ko comme ni ñu amee habitude di ko def buzz de la semaine ñu andi benn ngand kanfoor yi boo xam ne dafa bokk ci milieu musique bi mais nag du ma ko tudd fekk joxuma kàddu gi ki nga xam ne sama jigéen la muy maman moom mu wax ñu kan mooy gan googu noonu tey maman ñu ngi lay nuyu. waaw Paco ñu ngi nuyuwaat mbokku téléspectateurs yi ñuy seetaan ci seen émission seen buzz de la semaine tey nag ñu ngi fii ci rajo di dalal kàngam comme nu ko waxee di dajal kanfoor yi boo xamante ne ni ñëpp ràññee nañ ko ci milieu bi ba tax na dañ laan di bàyyi rek moom mu nuyu boppam Padros ñu ngi lay nuyu. maa ngi lay fay maman maa ngi lay fay Paco di nuyu waa Dakar Live di nuyu seen internet yi nga xam ne à tout moment dañuy bàyyi xel seen programme di gërëm personnel bi ngeen àndandoo yëpp ñëw tey fii ci rajo. ginnaaw bu ñu jógee si loolu ba tey suñu ki nga xam ne mooy suñu invité def na présentation Padros Mbaye tey bu ñu bëggoon xam kan mooy Padros lan nga ñuy wax. ab ndaw lu xeebu nekk taalibi Cheikhul Khadim waaye tamit ndaw loo xamee ci liggéey lañu ko xam ci mu judd ak léegi ndaw loo xamee fulla ak fayda lañu ko xamee ci liggéeyam. bis bu jot mu di ko def ci kanamu sénégalais yi ci seeni nopp tey nag mu doon ndaw loo xamee dem na ba ñu ràññee ko ci liggéey bi muy liggéey à travers fi nga xamee moom moo di rajo bi mu nekk mu di rajo. waaw Padros ñu bëggoon xam tamit Padros sa jaar-jaar ndax nit ku nekk yaakaar naa ne am nga jaar-jaar avant tey nga yegg si fii wala tey avant nit yi ñëpp di la xam yaakaar naa ne am nga feneen foo jaar am nga leneen loo xamante ni muy lu neex dund nga ko tamit muy lu naqari tamit dund nga ko ci milieu bi parce que milieu bi metti na te yoon bi lëndëm na te teewul dangaa xuus mu metti lool ba tax na tey jii nga arrivé bëggoon nañ xam tamit jaar-jaar Padros. jaar-jaar bi nag. mën naa ne sax est-ce que sénégalais yi mënuñu ko ba pare parce que interview bu ma def mën naa ni dinañ laaj exactement jaar-jaar bi mais bon ñu tënk ko rek bu ko defee ñenn ñi xam jaar-jaar bi ci milieu bi def naa 2 ans de cela ci mois de septembre bi laa def 2 ans de carrière donc loolu nag day doon loo xamante ni fierté la ci man ci ndaw loo xamee say at bariwul waaye yàlla daf ma teel a dimbali ma teel a dugg ci lii di milieu bi di animation. bi ma ci njëkk a dugg nag dugguma ci woon en tant que animateur dama duggoon en tant que technicien musique loolu moo ma ci duggal parce que dama bëggoon musique di fréquenter suma benn grand bu ñu naan Padros kooku moo tuddoon DJ Padros nekkoon Mauritanie comme man suma enfance lépp Mauritanie laa ko passé ma def fa 13 ans après bi ma ñëwee Sénégal ci laa commencé côtoyer Moussa nekkoon animateur bu mag Mauritanie moom moo tuddoon Padros. Après ci leen ni ma kat turu Padros bi parce que Padros benn animateur bu mag la woon bu nekkoon Espagne kooku moo nekkoon meilleur animateur du monde ci côté DJing parce que man DJing laa doon def di animer ci boîte yi ci discothèque internationale ak yooyu par la suite ci laa jël tur boobu di ko utiliser ba benn période may liggéey benn opérateur comme daaw moom wax dama doon mixer rek ci boîte yeeg yooyu di animer ci xumbal yi ngénte yi tànn béer yi whatever. Après ma commencé di animer ci yenn kii yi yenn caravane yi ak benn opérateur mu bañ a def publicité téléphonique par la suite ñooñu ñoo njëkk a tax ma am envie def rajo wala télé parce que ñooñu ñoo tax ma découvrir talent bi nekk ci man dama doon di leen animer nii après ci la ñu Padros pourquoi pas nga jëloon ñu micro mais bi ma jëlee micro commencé wax après seen superviseur bi ñëw ni non désormais léegi yaa ñu jëlal micro fu ñu mënti dem ñu jël ma bàyyi fi ma doon liggéey di Choc Musique bi ma nekkoon Grand Yoff arrêté foofu dem àndandoo kii waa Orange boobu ngeen baal ma mais àndandoo ñoom ci sous région bi ci Sénégal partout lépp lu ñu def ñu ci liggéey ensemble ba 2009 ñu jël ma transféré ma waa ci ren avec Orange mais liggéey ak ñoom par la suite boobu commencé woon naa di intégré ci rajo yi en tant que technicien en tant que animateur bu ndaw di jéem a jàng yàlla dimbali ma nag bi ma demee ba benn période ma ne pourquoi pas ma perfectionner suma talent ci côté antenne ci côté micro bi nekk ci man quoi. maanaam daal li nelaw sa yow nga jéem ko yee. voilà li nelaw ci man moo jéem ko yee. loolu nag
c'est grâce à Ndiaye Dos journaliste nekkoon Walf voilà période bi muy nekk Walfadjri comme moom suma grand la yàgg nañ di partager ensemble yàgg nañ di fréquenter moom nag mu jël ma yóbbu ma Zik FM avant Zik FM bi nag Jokko FM la woon après Jokko FM kii lu mu tudd Oxygène de Pikine après Oxygène Pikine yaakaar naa waaw ci laay soog a ñëw Zik FM def fa 1 an et demi après 1 an et demi Zik FM ma dem fële lu mu tudd rajo Sénégal bi Dakar FM après Dakar FM. def nga Africa 7 3 ans après Walfadjri 3 ans après Puissance FM nekkoon rajo bi ma nekkoon directeur général nekkoon fréquence bu Walf 3. après Walf 3 ma ñëw nostalgie bi rajo c'est-à-dire dafa gudd moo tax du ñu mën di lim di expliquer exactement détail par détail mais bon ñi ko jot a seetaan ci yenn interview xam nañu te miin nañu carrière bu Padros ak parcours bi fi ñu jaar ba tey jii ñu yegg si fii di sant yàlla ci li nga xam ne moom moo di carrière bi ñu ngi koy yeggal ci fukki at ak ñaar ci ren di ñaan suñu borom yàlla bañ ko yamal fii mu gën a law ba faw ñu yàgg di bëggal askan bi parce que dafa gunu lenn loo xamante ni wër na mën a tax ñu ni ñun kat wër na noo doyal parce que tàmbaleeguma voilà donc nit ku tàmbaleegul peut-être ndorteel li moo teel ak carrière bu gudd mais du ci da nga fay def lu exceptionnel c'est-à-dire lu garaaw loo xam ne tey wut na tax ñu naan Padros de sa lii ou cela mais en tout cas ñi ngi ñaan suñu borom yàlla bàyyi ñu continuer suñu carrière. Padros dama dégg sa biir wax nga ne jàng Africa 7 te mos naa la déglu tamit si benn scène ngay wax ne yàgg Africa 7 am na lu ñu la yoral te mënuñ la ko fay donc loolu est-ce que mënoon nga ko leeralal tey ñun suñuy internautes yi suivre Dakar Live ñu xam. mais Africa 7 sama kër la boo xamee dama fa nekkoon en tant que animateur fier nag ci li ma fa doon nekk parce que lu bari dama ko sacrifier ndax Africa 7 ma def fa 3 ans c'est vrai que métti woon na parce que bi may ñëw défilé woon bu ma fa indi woon donc damaa ñëw rajo bi fay toog ay 2 semaines rajo bi 3 semaines yooyu rajo bi tàkkatul dañ koy waaj a jaay donc nag amatul benn animateur amatul kenn ñu woo ma Joson ñu ngi may seetaan moom mooy nekkoon directeur rajo bi instant boobu mun ma Padros ñun daal rajo bi instant bi xalaatuñu dara lu dul yow nga ñëw jàpp ci rek yëkkatiwaat ko affaire yooyu en 2012 yaakaar naa ma ne ko affaire ak yooyu fekk instant boobu am na benn affaire bu nekk ci man comme man yàlla dafa ma dimbali man musuma nekk ci rajo bu mag c'est-à-dire tëb rek ñëw benn rajo fekk mu nekk au sommet c'est-à-dire ñëpp xam ko ñëpp di ko dégg toujours yàlla dafa may dimbali dafa may nattu ci su may nekk ci benn affaire dama ci nekk ci ndorteel li muy màgg. voilà Africa 7 instant boobu dem ba ñëpp fàtte ko ma ñëw ma ne ko barki borom Touba ko man yaqin gi may am plus souvent ci sëñ Touba laa ko teg ma ne ko barki borom Touba dinaa ko yëkkati te dinaa ko teg fi ngeen ko bëgg loolu nag yàlla suñu borom dimbali mi ci ak yéene bi ñu amoon ñu mottali ci ñetti at yi ñu fa nekk mais ñetti at yi xam li nekk ci biir xam li nekk ci ginnaaw ba tax tey ñu maîtriser lu bare ci côté rajo wala ci côté télé te lu bari su ma ko maîtriser ginnaaw Zik FM am na lu bari lu mu ci def mais Africa 7 am na lu mu ci joué bien vrai que Walfadjri dañ dafay jàngal mais Walf ba ma koy ñëw jànguma ko dama doon indi sama xam-xam au contraire mën naa ne ñu bari dañoo jàngal ci man. parce que après li ma ko doon c'est-à-dire position bi ma ko taxawee woon donc Africa 7 bu ma nee yoreel nañu ma xaalis parce que bi ma fay liggéeyum fa woon parce que xam naa li fa amoon. voilà xam naa li fa amoon par amoon dañ doon liggéey parce que nit li ngay liggéey pour gagner la. man li ñu ma yore si xaalis su ma leen koy expliquer fii sax dañ naa ma c'est pas vrai. te ñi may seetaan xam nañu aussi ñi nga xamee ñoom ñoo di kilifa yi fa nekk bi may démissionné di jóge Africa 7 dañ doon tuur seen i bët di jooy parce que mën naa ni personnel bi fa nekkoon yëpp maa leen doon fay. ci sama jëmm ji. moo taxoon mais nag ginnaaw yàlla. voilà loolu nag bu amee du ma ni ci sama liggéey la wala sama pas-pas mais ñoom ñoo jëloon c'est-à-dire responsabilité yu bari tegoon ko sama kaw. léegi nag loolu nag moo taxoon yu ci bari doon jaar ci sama loxo. ba ni ma fa jógee di dem Walfadjri avant Walfadjri c'était 2STV mais bon ma ne garaawul quoi. donc yow si je comprends bien sa biir wax yow da ngay dem fu nga xam ne dara nekk ko loolu américain naan. loolu mooy suma fierté man. c'est-à-dire man je me bien man tey bu ma doon dugg ci benn kër. fekk fu dara nekkul dëgg la nag
damay nekk ci benn rajo wala télévision nga gis ku ni Padros non dañu bëgg nga ñëw fii kërëb man sax des fois ma bëgg waaye du antu waaw muy télévision yu mag yi nekk Sénégal yëpp mais yàlla moo may natt may duggee may plus souvent fu ma nekk rek day nekk ci lu tuuti luy jugandoo ndànk par ndànk voilà. mais Padros loolu est-ce que tamit nekkul ne da nga ragal sa moromu animateurs yi moo tax ngay dem si yenn rajo yi nga xam ne da ngay dem pour yëkkati ko. yàlla def na ni fu mu mës a nekk maa fa nekk leader. ragaloo concurrence. ma wax la rek. yàlla def na ni fu mu mës a nekk maa fa nekk leader. waaw loolu moom leer na ma ndax yaakaar naa ne bari na ñoo xam Padros Mbaye bari na ñoo xamante ni tamit ñu ngi gis Padros Mbaye ba nga xamante ni rajo bu mu nekk rek yaakaar naa ne ñëpp dañuy daal di daw foofu di xaar Padros Mbaye heure am jot ba mu daal di sàjj ay ndëndëm rek ñëpp di ko déglu ba daal di tax Padros loolu lan la mayu yàlla la wala sa ngémb dëgg. ngémb bu dëgg liggéeyu ndey la ak gëm Serigne Bamba Serigne Bamba nee na boo ma doyloowee foo mënti nekk ci àddina ma fekk si la. te ñun ay taalibe lañu sunu taalibe ci Serigne Bamba nag yaakaar naa dañu koy suulee. voilà comme koo xamante ni nee nañu li ngeen war a am ci àdduna lépp liggéey naa leen ko démb donc nag kooku du ñu nekk ci dara di tiit wala ñuy raf. moo tax man fu mu mënti nekk pour revenir ci loolu nga wax. maay nekk leader boo leen defee constat bi di ngeen gis bu baax sama carrière fi ma jaar ak yëpp te ñaan na yàlla ba ilaa yow mi diini. gën di law voilà muy gën di law. yow daal foo dem daal. gars yi joxoon ña Padros yi ne comme ni ko maman waxee. d'accord mais ba nga defee loolu yëpp ba tey fi nga la yàlla indi nii nga ñëw si benn rajo boo xam ne kenn umpalewul tamit yaa ko fi mais tamit toj na fi. muy i rajo nan ngay dundee fii nii i rajo. fierté parce que tey bu la yàlla dimbalee ngay liggéey ci ay rajo yu bari tey ba tey jii yàlla suñu borom nattu la indi la ci rajo boo xamante ni ñi ko yoree nekk ay nit ñoo xam ne yàgg nañu ci média li ñu liggéey ci média dañu naan sax bu ñu fee teg fi ñu fi toog di wax dañoo seytaane parce que sénégalais yi gisal nañ seen bopp. donc ñooñu bu la yàlla boole ak ñoom ngay liggéey ak ñoom aussi rajo bi nekk rajo boo xamante ni ñoom ñoo ko jiitee muy di ci préfecture di leen nuyu. muy Mamadou Ibra Kane Alassane Samba Diop Boubacar Diallo Mamadou Ndiaye ak suñu yeneen kilifa yi nga xam ne ñu ngi ci ginnaaw donc bu la yàlla dimbalee boole la ci ñooñu da ngay sant. donc yéen gisal ngeen seen bopp bi ngeen fi dugg see fekkoon leen fi kenn ku yax sax sikkim xanaa mën naa wax ne sax man maa fi saxal sikkim te xale laa donc ñi ma ci mag bariwul ñi ma ci mag man tamit bariwul ñun ñëpp ñoo toll même génération. donc rajo bu mel noonu boo ci nekkee ba tey suñu borom di la dégg ñu koy dégg fu sori wala fu kawe loolu sa fierté lay doon. tey ñu ci bari bu ñu sañoon ñëw i rajo tey ñu ci bari bu ñu sañoon liggéey ci rajo bu mel nii ñu ci bari bu ñu sañoon waxuma sax ñu nekk ci kaw mais ñun ndaw ñëwaat ñun ñu ngay dégg ñu sew-sewaat ñun xale yi boo sañoon di partager ak ñun donc loolu fierté la aussi tamit ñun ñu déggoo ci suñu biir déggoo koo xamee tax na ba tey fi ñu bëgg suñu rajo yegg fa ñu ngi fa yegg loolu c'est grâce ak ñi nga xam ne ñoo ñu jiite ci kaw parce que ñoo ñu ubbil porte yi yaatalal ñu lu bari ba tax tey ñu mën a exprimer wu di joxe li nga xam ne moo nekk suñu dënn te duñu c'est-à-dire duñu paniquer kenn ku ci nekk xam li nga war a def muy suba ak ngoon. donc daal yow fii daal gis nga ni sa bopp te aussi liggéey baa ngi gën a avancé. gis sama bopp ci ITV. i rajo mais Padros man dafa mel ni mos naa dégg sax te dafa am. on dirait que am nga yow sa structure bopp boo xam ne da ngay liggéey ci côté communication pub et genre. donc est-ce que mën nañu xam loolu nan la demee. man nag yàlla dafa def concentré wu ma kese sama carrière ci côté média. donc tey waa kër gi am lu ko raw laay yéene suma bopp. dama yàgg ci showbiz mën naa wax ni showbiz sax laa njëkkee que rajo ak télévision donc ma yàgg di liggéey ak artistes yu bari pratiquement mën naa ne artistes yi nag Sénégal yëpp liggéey nañu de passage kenn ku ci nekk maa ngi lay siyaar bu baax ñëpp liggéey nañu donc ci côté événementiel ak côté communication événement mooy yooyu mooy suma c'est-à-dire mooy suma profession ci côté sama structure bi ma yore. donc structure bi mi ngi tudd Dacom ak maa ngi ko bokkaloon ak suma quelques xarit yoo xamante ni dañoo ñëwoon collaborer ensemble de passage ñu ngi leen di siyaar bu baax ñoom ñëpp après kenn ku ci nekk demal sa bopp man nag ma demal sama bopp gérer sama yëfi bopp muy côté événementiel di côté communication ak artistes yu bari actuellement maa ngi ciy liggéey ak ñu bari ñi nga xam ne ñëpp actuellement nii man ak ñoom ñi ngi liggéey ñoom tamit maa ngi leen di nuyu bu baax loolu yëpp c'est parce que jëluma sama bopp concentré wu kase ci benn affaire donc su fekkee da nga bëgg a réussir ci sa life comme dañu ni nelaw amatul
su rawatina ci xale. donc da ngay profité ci boo nekkee xale. nga teel a réaliser lu bare bari. ngir réaliser ko nag dooni da ngay njëkkantu. njëkkantuwul mais dañuy xool exactement fu ñu amee expérience daal di ci jëm daal di exploiter loolu. maanaam daal li Olof Ndiaye di wax tepp-tepp moo gën yu rëet. tepp-tepp moo gën yu rëet voilà donc dañuy xool suñu expérience fu mu toll. ak fi ñu ko mën a exprimer. ñu dem exprimer ko. ak ñi nga xam ne war nañu ko partager ak ñoom donc ñu dem partager ko ak ñoom voilà. mais Padros en fait gis nañ tamit aussi animateur yëpp say xarit lañ mais ban relation nga am ak ki nga xam ne moo nekk Awa en même temps moom aussi gis nañ ne animateur la nit ku humoriste la donc yéen ban relation ngeen am yéen ñaar. Aba suma xarit la comme animateur yëpp mën naa ni man maay seul animateur boo xam ne aw ma xaaj ak seen ak kenn ci Sénégal benn animateur bu yàlla bind aw ma xaaj ak seen ci moom. benn animateur bu yàlla bind teguma la bët parce que bu doon teg bët du ma def fukki at ak ñaar ci milieu bi fekk naa suma ay mag sama génération fekk nañ ma fi tey suma ay rakk sax ñu ngi fii bokk ak man donc teguma kenn bët xañuma kenn dara bugguma xañ kenn dara kenn ku ci nekk dama lay yéene suñu borom yàlla lim la defal mu raw parce que jamono yële ci ginnaaw avant ay génération avant génération yi période boobu yàgg na dañu doon wax naan Padros sa digganteeg diw bëgguma fi ndax nekk di tudd tur. donc nag loolu il faut que sénégalais yi xam ci seen bopp que ni man du ma indi problème du ma wax ku ma amal problème yow yaa ko c'est-à-dire yaa ci dugg. donc man mën naa la fekk fi nga nekk sax mën nga ma tooñ ma fekk la fi nga nekk jeex séq ak yow jàmm voilà donc aw ma problème kenn comme ki nga wax léegi Aba suma xarit la damay toog ba mu neex ma dem këram andi jëmaa fi ak mami sama jabar jooju damay toog ba mu neex ma c'est-à-dire ñu déggante téléphone ak yeneen ñu partage ensemble donc ci côté Aba wala keneen ak keneen amul problème ah. maanaam daal Padros Mbaye ñun tam bëggoon nañ la poser benn question ba nga xamante ni coow li bari na riir bi bari na tamit mbamb bi bari na muy sa diggante ak Abiba bëggoon nañ xam tamit lan moo ko lal parce que tamit coow bi bari na te liñ naan tungu ne du tee ni nataal bu ñu toogee ak yow war nañ laa mën a laaj lool parce que wax ji dafa bari ñu bëggoon nag. tungu ne du teew ñuy nataat. allez-y bon loolu nag je veux pas di ci wax sax parce que loo xamante ne am na fi ba jàll la te Sénégalais xamal nañu seen bopp Abiba suma rakk la sama xarit la du ma ci sori nag parce que nekk na loo xamante ni man daf ma dérange woon après c'est vrai que yéen sax du ma leen wax damay wax de manière générale ci site internet yi tey nañu arrêté lu ñu gis ci seen téléphone portable lu ñu gis ci yenn affaire yi jël ko publier wala bëgg juste ay followers bëgg ay buzz bëgg ay nit ñi like seen i affaire bëgg ay vues wala yeneen ak yeneen donc nag loolu sonaloon na Sénégalais yi man en personne li ma ci mën a wax mooy y a rien là-bas. donc daal yàgg sa diggante ak Abiba jàmm ngeen. non bu leen wax ak sa diggante ak Abiba man nag Abiba keneen ak keneen kuñ ma mës a bindal rien dara amu ci musuñu ma bindal lu ma def. man daal li ñu ma mës a bindal ci loo xamante ne def naa ko le meilleur de sa génération l'animateur plus élégant yooyu xamante ne dañ ma koy wax ci man la nekk. dégg naa tamit ñu ne tamit nekkul samay kàddu nit ñi ñu ne Padros dafa bari tiitar. bari ma tiitar dama di doomi géwél benn deuxièmement xam li may def te mën ko aussi di ko def ni ñu ko bëggee xam nga sénégalais soo fekkee da nga bëgg sa bopp wala nga mën sa liggéey dañu naan dafa bari tiitar dafa soof bari ma tiitar te ñi ma xam-xam nañ ma man du ma tóoj du ma yëkkati mbagg lu waaye am mën naa ko amal sama bopp lu waaye di lijjanti ci àdduna mën naa ko dem lijjanti ci ko sama bopp donc nag yooyu yëpp bu nekkee ci yow da ngay naturel bi ma naturel weesuwul ma sol lu rafet di jokki ci mbedd bi jàkkaarloo nit ñi di leen nuyu donc nag soof geeg yooyu weesuwul lu dul ñu dégg la ci sa rajo ngay wax di prononcer wala ngay wax di neexal baat ngay wax di kërëb bari na tiitar bari na kërëb wala ñu gis la ci benn vidéo ngay màcc tuñ wala ñu gis la benn vidéo nga takk sa ay lunettes sol ay chaîne ak yeneen waree fa donc ñu ni dafa bari tiitar affaire bi du loolu ku bëgg sa bopp ñu joxoñ la. ba tey dañuy nekk ci sa carrière professionnelle ba tey si lañuy def donc Padros yow est-ce que tamit bokkoo ci loo animateurs yi du mën a ñëpp ñi nga xam ne dañuy tàllal loxo di sàmbay mbay. d'accord man ku ma xam bu fekkee yéen a ngi déglu sama émission ku ma xam dëgg xam ni ñi may tudd sama rajo na ma yàlla baal ci jéggal ma boo leen gisoon yow mi yaa leen di tane
que dégg nga ñu may tudd ci antenne boo leen gisee yow mi yàlla diggal ci comportement parce que da nga naan ñii est-ce que duñu ay pauvre sax dama yàlla baatu ci gëm ñoom comprendre nañ fi may waxee pour wax la nii la moi je préfère di àndandoo ki nga xamante ni bis bu jot mu déglu ma te koo xamante ni tey la ma déglu bu subaa du déglu amul sama jot koo xamante ni daf may déglu nii pour juste ma tudd turam du ma ni du ma wayal parce que doomu géwal laa waaye de barki borom Touba Mbacke du ma tàllal loxo kenn borom Touba laa doyloo du ma tàllal loxo kenn te du ma wax kenn lenn ndax intérêt lépp lu ma wax ci rajo rek c'est parce que dafa méngoog sama tempo d'animation c'est-à-dire des fois animateur da nga toll fenn su ma la waroon tudd yow mama du ma la tudd parce que sa tur mënu ma ko dugal foofu am na ku nekk sama xel loolu laa gën a jekku loolu laa fay dugal que mu déglu mu ñàkk a déglu c'est-à-dire man lu ma def ci sama rajo daa concerné sama liggéey wala mu concerne auditeurs yiy déglu bëggoon nañ xam tamit Padros ndax am na jabar wala. non awma jabar léegi yow lan ngay xaar pour am jabar Padros. xanaa di xaar yàlla yónnee ma kenn rek ci urul ay nii dama di géwal de dama bëgg jabar urul ay nii amoo jabar mais am na ku fi nekk am na ku fi nekk parce que ay jeunes lañu ñu ngi labat ñu ngi jéem a xool kan mooy doon suñu soxna ñu jël ko teg ko fi soxna jaara tegu woon jël ko teg ko fi faa waddu wele tegu woon jël ko teg ko fi soxna yu baax yi ñu am yi ñuy gis ci réew mi tegu dañu leen fay tàggat bis bu jot Sidi Diop kooku sama rakk la Bass Thioung suma xarit la suma rakk la mën naa ni sax c'est-à-dire foofu xaw ma lan laa leen pour mën a wax parce que ni may promouvoir Sidi Diop lay promouvoir El Hadj Keita lay promouvoir Wally Seck lay promouvoir Bass Thioung lay tegee keneen ak keneen ci carrière voilà donc mënuma xam exactement ñaari question yi naka laa ci mën a tontoo damay liggéey ak Bass Thioung damay liggéey ak Sidi Diop xaw ma exactement lan nga bëgg a wax wala ni ma mel ak nouvelle génération bi. non dafa mel ni bàyyoo xel sama question. ok dama ne yaa ngi teg artistes yëpp. mais ni ngay tegee Bass di ko tegee Sidi Diop lan la relation ban nga am. ah ok d'accord non dama leen di teg en tant qu'artiste. Bass Thioung du ñu fréquenté. Bass Thioung est-ce que bu ñu gisantee ren bu ñu gisanteewaatee yàlla xam na. xanaa ñu déggante ay WhatsApp ay vocal yi nii dañuy déggante mu gis dara sama statut mu mbalak ma tooñ ma wala Sidi Diop. Sidi Diop sax mën naa ni des fois dañuy partager ensemble parce qu'on travaille ensemble. Sidi ci ay spectacle am wala ay événement am la ñuy ëpp li ñuy nekk. moom dañuy liggéey nee naa la man dama am structure de communication. donc damay liggéey ak ay artistes yu bari artiste bu ci pare pour bëgg ma jàppale la ci sa événement wala ci sa carrière wala yeneen ak yeneen ci stratégie yu bari yoo xamante ni day comme ñun yàlla suñu borom defal nañ ko dama lay jàppale. Sidi nag yàlla natt na ko ci loolu ci man mais nekkul loolu moo tax ma di ko teg damay teg Sidi Diop parce que sénégalais yi bëgg nañu damay teg Sidi Diop parce que nit ñi am nañu envie déglu Sidi Diop damay teg Sidi Diop parce que commencé na bokk la même chose comme ci côté Bass Thioung wala keneen ak keneen. Boubacar Diallo di jë Boubs. waaw kon Boubacar Mari Mbaye. est-ce que nekkul Boubs moo tax tamit kon nga topp ko ñëw Iradio. non du loolu. déedéet. moo indi yëfam. waaw Sénégal ñëpp yaatu. mu xool ki ko neex mu ne kaay liggéey ak man. Boubs moo la woo waaye woo Boubs. déedéet. Boubacar moom moo woon ni ma ñëw ñu liggéey ensemble. donc nga ñëw fekk ko si. moo sama idole te tey damay liggéey ak moom ak fierté. xam nga ku soñoon di par exemple ni ma ko mën a waxee am na benn joueur bu ko waxoon de Messi nekk ci terrain mu nekk ci terrain mun tey dafa fier parce que moom idole am ñoo bokk benn terrain. ok voilà xam nga ku soñoon di partager ak sa idole benn terrain. voilà moo tax bu ma nekkee ci Iradio di liggéey ak moom damay liggéey ak fierté parce que maa ngi partager ak suma idole. Padros ñu ngi lay sant di la gërëm. merci beaucoup lan ngay tàggoo mbokk sénégalais yi léegi. benn tàggoo laa am ci àdduna na ndaw ñëpp liggéey. man ndaw bi liggéey rek laa bëgg. bëgguma benn doomu aadama bu yaafus. musuma chômer bi ma juddoo ba léegi. 12 ans de cela maa ngi ci milieu bi. musuma chômer bi ma juddoo xam ne ba léegi bàyyi jàng. musuma chômer li tax nag des fois ma ñàkk liggéey mais su ma ko ñàkkee fii am na beneen liggéey bu ma war a xaar. naa ca dem donc nag kenn lâché wu bu benn jeune bàyyeeku na ñëpp liggéey. bul nag ni li nga bëgg rek loolu nga war a mën a liggéey. jàppal ci lii ba leneen ñëw yàllaa ngi fépp. ok Padros ñu ngi lay sant di la. merci beaucoup maman lan ngay tàggoo. merci beaucoup ñu leen doon wax ne leen tey nag ñu ngi dalaloon DJ Padros Mbaye ci seen émission
ba tax na ñu ngi leen doon wax ni tey ñu ngi dalaloon na kàngam bu mag muy Padros Mbaye ñëpp xam ko. merci Padros kontaan nañ bu baax ci dalal la vraiment kontaan nañ ñu leen dem fàttali tamit ne yéen a ngi ci woon seen émission buzz de la semaine saa su nekk rek nii ngeen di ànd ak ñun ci seen site Dakar Line ba tax na damay daal di bàyyi sama góor rek mu daal di tàggoo Paco. ok merci maman merci Padros suñu invité bi di remercier si question yi ñu tontu yëpp et que Olof Ndiaye nag nee na lu nuyoo tàggoo donc ñu ngi remercier yéen internet yi si seen site internet Dakar Live tey ñu ñëwoon ci Padros Mbaye laaj ko li nga xam ne mooy jaar-jaaram mais aussi si li nga xam ne moom la nekk mi milieu animation bi nii lañ koy defee saa su nekk chaque semaine ñu dem génn leen benn ki nga xam ne célébrité la ci buzz de la semaine fii ci Dakar TV autant pour moi ci Dakar Live donc gars yi képp ku soxla suñu site bi rek mën nga def www.dakarlive.info ñu ngi fi yéen lañ fi nekkal ñu ngi ci disponible ci sur toutes les plateformes donc man la woon Pape Ndéla Ndiaye ànd seeg sama jigéen bi nga xam ne mooy maman ñu caméra bi ñu am ci suñu góor muy Babacar di gërëm tamit suñu chauffeur Tafa ñu ngi gërëm gars yëpp jërëjëf ok merci à la prochaine